yéen a ngi seetaan MMD Média coup d'état am na ca Mali Doumbouya daaneel na Alpha Condé ginnaaw bi ñu ko dugalee kaso mu nekk ci kaso yi Alpha Condé nekk ci ay vacances ca Tugal ñu mën ci jàng nag lu bëree bëri bu ñu defee ay paramètres xool situation yi ni mu tëddee coup d'état kenn mënu ko rafetlu ndax coup d'état la tudd mais faaw ñu xool lan moo ko sabab gis nga ñi jiite réewu Afrique yi faaw ñu delloo ci seen xel ci ni li nekk ci seen loxo dañu leen ko dénk waaye moomuñu ko dañoo falu ci wàllu démocratie aw askan fal leen ñu am ay nguur yoo xam ni amul benn légitimité dafa légal mais taxul mu légitime ndax population bu nekkee 10 millions de personnes te liy wate ngir fal la motuñu 2 millions wala ëppul 2 millions de personnes kon population bi ànduñu ak yow alors nga war a gouverner yow lu toll ak 10 millions de personnes di doxal ni mu la neexe ak ci sa xalaat wala xalaat suq yi nga xam ne ñoo la seq soi-disant gouvernement nga koy doxale ni mu la neexe ci bañ a tenir compte li askan wi war a am ni intérêt ci nguur googu li doon ay avantage ci réew moom ñeel askan wa doo leen ko jox xamoo dund bu seere xamoo dund bu yokk xamoo hôpital yuy jagul sa yoon ci ay tali sa yoon nekkul ci bérébu liggéeyukaay yu ndaw yi di liggéey nekkul ci loi ak constitution bi nga xam ni moo nekk ci réew ma saa bu la neexee nga jël armée bi jël gendarmerie jël police soppi constitution te kenn du def benn manifestation kenn du contre dogal bi ngay def ndax nee nga nguur gi mu ngi ci sa loxo loolu laa di teguwul fenn képp koo xam ni tey njiitu réewu Afrique nga war nga xoolaat sa bopp war nga xoolaat ni ngay doxale war nga xoolaat askan wi nga jiite ndax am na yenn yoo xam ne mënta continuer coup d'état am na ci Guinée xoolal Guinée li mu am ci ay ressources aw askanam bokk ci askan wi gën a ndóol xoolal tey doxalinu ma tey yi am ci réewu Afrique yi ci ni ñuy jële bien ak ressources yi bàyyeeku ci suuf si am ñenn rekk ñu koy séddoo ci biir askan wi gis nga Afrique bu ñàkkee bu ndóolee parce que kilifa yi ko jiite ñoom la neex mais réew mu ci doon am nga ci wàllu ressource loo xam ni boo ko téyee ni mu jaadoo saw askan kenn du ndóol ay bérébu fajukaay daañu am ay école dinañu am yow mënoo di tabax ay château ni mu la neexee di tabax ay école privée di jënd ay oto di changer oto di ngay changer chemise alors askan wi nga jiite ndóol te yow avantage yooyu nga amee ko ci li nga bokk ak askan wi faw ñu fàttaliku delluwaat tuuti ma jàngal leen ci histoire Omar ibn Abdul Aziz ci nguuram gi nga xam ne ñaari at ak juróomi weer kese la bi muy soog a falu lu ëpp 90% ci askan wa dañoo ndóol di tàll loxo di yalwaan boo leen joxee asaka ñu lekk 2 ans et demi réew ma bu ñu jëlee asaka du ñu am kenn ku ñu ko jox ndax ñépp dañoo am alal xam nga la moo tax moom dafa bañ a lekk alalu askan wa ba noppi ni mu jiite ni leen kenn du lekk alalu askan wi ñu séddale ko maandu gu tegu ci yoon gis na ndóol gi nekk ci Afrique ñi ko jiite ñooy responsable bi ngalawaay bàyyi leen deretu askan wi ngeen di mucc bàyyi leen alalu askan wi ngeen di lekk bàyyi leen maa tey gi ngeen di defee ak askan wi askanu Afrique mun na génn ci ndóol gi mu nekk waaye yéen la neex ngeen ndóolloo askan wi ngir am doole ci seen kaw ku leen neex ngeen transformé ko millionnaire wala milliardaire yéen ngeen nekk ay milliardaire di changer voiture de luxe bu leen neex di changer ay avion ni mu leen neex bu ay vacances jotee kenn du toog ci réew mi seen yoon ci pandémie seen yoon ci ñàkk seen yoon ci agriculture seen yoon ci élevage seen yoon ci ay usines yu tëj seen yoon ci ay boroomi kër yi ñàkk seen ay emploi seen yeewoon ci école di waaju ubbi ngeen war a def ay négociation ak syndicalistes yi lenn na leen intéressé wul lu dul des ci bopp réew mi ak seeni milliards ak seeni avantage ak gu seeni ay njaboot di dund ni mu leen neexee askan wi dund ci ak ndóol mais ndax lan lan moo tax ay détournement
nekkul gaaf ci Afrique détournement sàcc la tudd lan moo tax bu ñu defee audit ba jàpp kenn ku dend ak yéen du ngeen nangu mukk ñu teg ay sanctions ci kawam ndax dafa lekk alalu askan wi lan moo tax ku leen neexul ci wàllu politique ngeen sacrifier ko ngir bañ a fàlle démocratie bañ a fàlle république lan moo tax ngeen di jël suufu waa Sénégal di ko jox ay étranger ngir seen njëriñal bopp lan moo tax ngeen bëgg a jël seenu aw askan transformer leen ay surga ay jaam ay soq ci seen biir suuf lan moo tax ngeen jël gendarmerie ak police accaparé ko ku yëngatu ngeen rëq ndiggam lu tax ngeen instrumentaliser justice ba kenn xalaatu la am atte bu maandu wala atte bu dëkk lan moo tax ñu continuer ba léegi di wax ci Afrique branlon sama baay am na wala sama baay am na connaissance daf may lijjantil bu ma la tooñee du mujj fenn lan moo tax ngeen bëgg jël réew mi def ko kumba am ndey kumba amul ndey conséquences yooyu ci Afrique fii ak mu ngi fi du ñàkk ay manifestations yu ay bakken di rote waaye du ñàkk itam ay coup d'état yi fi faral di am ndax du kenn ku jiite réew fekk réew mi nga jiite da nga ko donn ci sa papa non dafa am ñoo ko seqal dafa am ñoo ko bokkal def ngeen di bu ñu jëlee tey misaalu Sénégal li nekk ci marché bi lépp cher te amuñu benn solution amuñu benn solution toog seetaan askan wi ndax ñoom seeni intérêt yi bopp ak ni ñu mën a dajalee xaalis waaw bu dajalee xaalis jotee dañu koy jëlee ci askan wi amul dara wala ñoom état yi ñoo war a wàññi seen train de vie cher gi mu cher ci wàllu carburant wàllu salaire logement téléphone avion voyage ak yeneen yoo xam ne kenn mën ko tudd te tegool fenn benn nit buy fayeeku ci Sénégal 15 millions benn nit buy fayeeku salaire 20 millions benn nit buy fayeeku salaire 10 millions ak yeneen i avantage yu nekk ci société bi nga jiite wala direction bi nga jiite ndax da nga féete ak nguur ndax kenn du la joxoñ te ku manifester jëmale ci yow nga instrumentaliser police ak gendarmerie pour ñu teg loxo jeunes yooyu nga xam ne dañoo bëgg doxalin wu taxaw ko maanu teef dañoo bëgg ñu séddale li réew mi am ci ak maanu teef ci ak yamale ngeen di def lu leen neex bu ñu demee ci am réew ba def coup d'état waa réew ma yépp di jubilé kontaan ci coup d'état ba nga xam ne y'a problème Afrique ngay gis bëgguñu am benn yokkute ci wàllu infrastructure bu ñu amee ay tali étranger yi ñoo koy tabax bu ñu amee aéroport étranger yi ñoo koy tabax ba noppi conditionné leen ci ni ñuy doxale ci infrastructure yooyu autoroute à péage bi nekk ci Sénégal ngeen foog ni doxalin wi normal na ngeen foog ni doxalin wi normal na état bu Sénégal mënut a defar tali bu 50 kilomètres pour ay oto di fa jaar di fay li ñuy fay di dugg ci kees réew mi dañu koy jox ay étranger financé leen li ci ëpp ba noppi jox leen suuf ñu koy exploité lii am ci ndox mi ci gox-goxaati ñi ngi jooy waa Aquatec ñi ngi jooy waa Sen'Eau ñi ngi jooy waa CO ñi ngi jooy waa Félix foo dem dañu jël gestion wu askan wa jox ko ay étranger ñu jël jumtukaayu askan wa di ko liggéeyee di leen facturer lu leen neex ngeen foog ni tàng xol gi nekk ci askan wi benn bis du mës a ñëw rek taal am réew ngeen foog ni loolu jaadu na coup d'état am ci Guinée ñëpp di jubilé kontaan coup d'état am ci Guinée ñëpp gis ci seen bopp ni alhamdulilah loolu fii yëg mu ngi continuer ngeen di lekk alalu askan wi bañ leen a bàyyi xel lu dul lii sax mun naa am et li gën a metti mooy kuréel yu mag yi CEDEAO Union africaine Nations unies dañuy condamner coup d'état bi alors musuñu condamner càcc gi ñuy sàcc alalu askan wi toroxal gi ñuy toroxal askan wi tuutal gi ñuy tuutal askan wi dóor gi ñuy dóor askan wi boom gi ñuy boom askan wi élection présidentielle yi passé bi ñuy waaj a soppi constitution bi ca Guinée ñaata bakken ñoo rot ñaata nit la ñu rey dem ba kenn ñi meetu la def manifestation gi nga xam ni constitution ba nekk ci réew mu def ko autorisé ñu mel ni ku nekk ci réewum jimbóor yi mel ni ku nekk ci état boo xam ni lu la neex def kenn du la contrôler kenn du la tudd et ñu ni kenn du ko wax nañ leen waxante dëgg gis nga li nekk ci Afrique fii ak jógewu fi dinañu yàgg gis ay coup d'état dinañu yàgg gis ay présidents yu ñuy humilier dinañu yàgg gis ay présidents yu ñuy toroxal delloo si leen seen xel bañ a nekk jaamu tubaab yi
bañ a nekk al toppel tubaab yi bañ a jàpp seen aw xeet di leen toroxal di leen tuutal di leen humilier lu baax ci seen mbay jox ngeen ko étranger yi lu baax ci seen sàmm jox ngeen ko étranger yi lu baax ci lu ñu exploité ci seen suuf jox ngeen ko étranger yi lu baax ci koom-koom guy génn ci seen réew jox ngeen ko étranger yi waaye yéen seen waa réew lu ñu man bu dee ay travaux publics ngeen jox ko étranger yi seeni entreprise yëpp fayit nañ bu dee exploitation hôtel ngeen jox ko étranger yi seen waa réew ñëpp fayit nañ bu fekkente ni bii koom-koom géej la ngeen jox ko étranger yi seeni nappkat yëpp fayit nañ bu dee wàllu agriculture ngeen jox ko étranger yi baykat yi dëkk Sénégal ak Afrique yëpp fayit nañ mujj nekk ay nit yuy tàllal loxo di yalwaan gis nga ressource bi jóge ci réew mi bu ñu ko doon def ci waa réew mi kenn du leen dégg ak waa réew mi mais fii ak da ngeen koy bëgg a jël di ko doxale ni mu leen neex di ko lekk fàtte ñi ko moom xaar leen laneen faw ngeen di bàyyi xel ci ni li ñu leen dénk muy réew mi ah non du seen ndono dañu leen ko dénk rek faw ngeen téye ko téye bu am solo téye bu rafet abonné leen MMD Média yéen mbokk yi abonné leen MMD Média la chaîne de la vérité toujours ñu nekk ci côté askan wi ngir xeex ak askan wi boole ci dem di prôner la vérité et la liberté.